salaamaaleykum waa Univers Media TV salaamaaleykum mbokki internet yi El Maestro la artiste musicien beatmaker compositeur ingénieur de son songwriter et directeur artistique de Digital Music. Sama enfance maa ngi ko passé dans la région de Diourbel centre du Sénégal parce que dama juddoo Dakar à Yoff. Sama papa policier la woon ñu affecté ko région natalam muy Diourbel bi ma fa demee ba léegi nag ñëwaatuma woon fa laa passé sama enfance yëpp fa laa côtoyé lu bari quoi. Le 27 août 2000 benn date bu ma dul mës a fàtte c'est sama décès papa la le 27 août 2000 ma koy rendre hommage. mu nekkoon sama xarit bu baax tamit ñëpp dañ doon wax da yow da nga duroog sa papa te loolu dama ci doon fier quoi dañu ñëw ne man ndong maa duroog sama papa ci famille bi quoi di ko ndamoo. bi mu gaañoo boobu maa ngi nekk xale bu ndaw mu metti woon loolu mais j'ai su me relever te boobu moo nekk déclic sax mën naa ne ci sama vie parce que ci laa comprendre ay affaires yu bari le 27 août 2000 voilà mu ngi noonu duma ko mës a fàtte. 18 safar boo déggee 18 safar seen xel yëpp day dem ci màggalu Touba te màggalu Touba benn événement la ba nga xam ne événement bu nga xam ne du pour sax waa Njaaréem rek mais pour àdduna wërngal képp la ndax màggal boobu bu ñëwee da ngay gis. différents pays yu bari dañuy jugee ay façon race bu ne dañuy jugee seen dëkk ñëw rien que pour fêter màggal bi à Diourbel donc fête la pour ñun murit en tant que aussi musicien de par ma voix daf may neex ma way ci 18 safar pour fêter pour dalal gan yi fêter waale affaire yooyu noonu quoi moo tax ma way 18 safar bi tam gars yi bi ñu ko déggee neex na leen ba pare dama ci rendraale hommage Fatou Gueye Diouf moo taxoon sax ma jël refrain bi def ko Mame Bamba sant nañu la fii ci Sénégal mu ngi noonu daal. man moom bi ma nee Diourbel sax mbay refrain lañ ma daan wooye parce que su ma génnee sama refrain moom dañ koy téye dañ koy capter lu ma génnee refrain moom dama ko mën texte yi day riche mais refrain bi day nekk lu captivant te Sañse Challenge benn émission la woon télé-réalité bu nga xam ne fi ma nekk digital production ñu ñoo ko produire mais dama def refrain bi comme générique son bi neex ba gars yi ne non lii il faut que ñu clip ko looloo andi Sañse Challenge bi et on a attendu ci période tabaski bi ñu ne c'est le moment pour génne son bi parce que bu ñu ko defee rek mën na tàkk ci lañ defee son bi affaire bi def benn bombe quoi. waaw néegu rap man dama nekkoon ci benn groupe bu ñu naan Free Concept ñoo jëloon concours Nescafé African Revelation 2010 léegi bi ñu jëlee concours Nescafé African Revelation ñu représenté woon Sénégal au niveau international léegi ñu jël 3e niveau Afrique mais premier niveau Sénégal ñu proposé ñu album ñu boroon defal album ñu defee ko studio Sankara ma nekkoon ci promo album bi ak Free Concept mais après dama dem ba gis ne allure bi ma doon daw moom bokkul ak sama collègue bi allure bu mu doon daw j'ai senti le besoin musicalement j'ai senti le besoin de faire ma carrière solo parce que musique moom yaa ma gën a xam amul sentiment man lu ma war a def rek dama ci focus def ko te xam nga musique amul xaare ma daal di jël sama carrière solo dem léegi nag bi ma jëlee sama carrière solo son bi ma njëkk a génnee kañanga la waaw benn ko son wu Diamond Platinum ma tëggaat ko di ci way faits divers yu bari yi nga xam ne moom mooy am Sénégal léegi nag ci kaw loolu ci la ma néegu rap gis ñu ne dañoo bëgg ma nekk seen artiste fekk avant bëggoon nañ ma proposer benn job foofu en tant que beatmaker et ingénieur de son maintenant nag bi ma génnee loolu ñu ne pourquoi pas ñu boole ingénieur de son bi ak artiste bi ma yor ñaari casquette foofu comme ça ma fay liggéey en même temps nekk fa artiste falaa nag looloo tax ma dem fa ba génne def fa benn production album bi sama dernier album bi solo. jóge naa néegu rap léegi dama yor sama structure bopp
digital production moom mooy yor moom mooy maison de production bi, mais digital musique mooy la partie musique c'est moi qui gère, maay directeur artistique maay def lépp daal sama studio la, donc ma yor fa ay artistes di tamit yor sama carrière di liggéey foofu daal voilà. yaay moom mën naa ne sama yaay moom place bi gën a am importance ci sama vie moom moo ko occupé, parce que xam nga 27 août 2000 yaa ngi koy wax sànq, xam nga loolu yàgg na. Imaginez ban âge laa amoon, xale laa woon, donc ki jëloon relève bi yar ñu du kenn ku dul woon sama yaay. donc dafa jouer dafa nekk jàmbaar yar ñu, te man dama nekkoon ku lëj. sama papa moom daf ñu doon defal lu ñu bëgg rek, ñu réew ba dee. mais bi mu demee sama yaay bëggul woon ñu sentir absence am bu ëpp. man li may gën a marqué sax ci affaire boobu, li tax man ma gën a yeewu ci loolu, ci mère bi li mu def sacrifice. benn jour bi sama papa gaañoo, tabaski bi njëkk ñëw, bëggul woon ñu bañ a am yére tabaski, mu leb. bi mu lebee mu wutal ñu ay yére tabaski. après le lendemain xaw ma weekend ba ca tegu, waa ji soxna si ko lebaloon yére yi ñëw di kaas ne ko danga may fay affaire yooyu. mais coow bi après affaire bi dem ba jur coow, loolu marqué ma nag, métti ma trop. après ma dogu ma ne ko bu ma jëndalati yére tabaski, bu ma jëndalati yére korité, bis bu ma demee ba am dinaa koy jëndal sama bopp. après nag loolu daf ma forger, ma commencé di liggéey, di dem vacances bu jotee ma dem Thiès, des fois ma dem yaraax yanu ay nit ñi bu ñu rayee seen xari ba pare ma yanul leen ko ba ca taliba, ñu fay ma 200 ma dajale. C'était en 2000. En 2002 ma dem Thiès di jaay ñax ay laaloog lu ne def naa ko pour jaay. bay naa lu ne, loolu moo ma forger, looloo dindi man rëy gi nekkoon ci man bi ma nekkee xale, looloo ma forger. te loolu sama yaay la, waaw moom laa gisoon, moom moo fi nekkoon. suñu jàng dañ daan ànd muy lijjanti ay problème papier yi, parce que sa parent bu demee, surtout bu nekkee fonctionnaire, il faut que nga toog ay at pour ñu fay la. moom sama yaay moo doon lijjanti papier yi, te man dama daan ànd ak moom. su ma ànd ak moom ba heure jàngi jot, damay dem jàngi. su ma ñibbisee bu ma ñëwee fekk wàccagul ñu dëpp cin bi, damay dëppaat jàngiwaat. xam nga moment yooyu ay moment yu difficile la woon, nga xam ne da nga dem ba ñu couper le courant, couper le ndox. 5 ans nga toog amoo courant amoo ndox, nga nekk élève, nekk xale, nekk ak sa yaay, ñëpp dem moom mu toog. xam nga loolu jàmbaar dëgg moo ko mën. donc looloo tax man à chaque fois dama koy rendre hommage. xaaruma fête des mères pour rendre ko hommage, xaaruma fête journée mondiale de la femme pour rendre ko hommage. chaque jour dama koy rendre hommage, parce que awma fayam quoi. ma koy ñaanal gudd fan ak wér, ak képp ku am yaay bëgg ko lool, mu gën a fonk yaayam, xam ne yaay du moroom, yaay ndaanaan la. albarka, boo déggee albarka mooy jërëjëf, parce que sant du doy, te sama yaay laa doon way. moom mère bi way naa ko ay son yu bari, mais boobu moom mooy njëkk a nekk son bi foog naa bi ma njëkk a def. albarka suma yaay, maanaam jërëjëf suma yaay. donc juste benn remerciement la ci remerciement yi ma ko def, mais mënuma ko fay. donc li nga mën a def mooy di ko remercier à chaque fois. loo am nga bokk ko ak moom. donc albarka, parce que am bi rek doyul quoi. li mu yaay lu mu soxla, nit sax laa naan li mu soxla mooy yëg-yëg. ndegam nit a soxla yëg-yëg, asuma yaay bi la jur. donc kooku loo ko defal doyul. moo tax chaque jour li nga ma posé question bi rek dama koy waxaat sax, albarka suma yaay. man moom wax dëgg fa yàlla musique dugguma ci pour def concurrent, parce que dama am sama yoonu bopp. ku mu neex mën nga def ak man concurrent, parce que yàlla day maye. yàlla may na ma doom, mën naa way, neexuma baat nag gaa, mais mën naa way trop, te fu ma way nit ñi dégg ma. donc sama voix boobu nag dafa am ñun benn mission bu ñu jox ñun artistes yi, muy lan, la voix des sans voix. te loolu dafa war a nekk dëgg ci ñun, parce que on a beaucoup de choses yi nga xam ne war nañ ko mën a way. Sénégal ñoo wayuñu, dañuy ñëw lu leen neex la ñuy génnee. man nag je garde mes principes, du ma topp mouvance, comprendre nga. El Maestro, te loolu depuis xale la. El Maestro c'est le maître, l'instituteur. donc kuy instituteur, donc da ngay jàngale, te musique jàngale la. looloo tax nag ma tuddee sama bopp El Maestro. te à travers ma musique ku ko déglu di nga xam ne man damay jàngale ci samay musique. lépp jàngat la. des fois même s'il y a l'expression du moi,
comme des fois nga wax ci mbëggeel des fois nga wax ci mbëggeel des fois nga wax ci lu ne mais yow chaque jour xamal ne askan bi moo la fi téye mais bu fekkee da nga nar a toog ne man damay def concurrence ak nit ñi doo dem parce que kuy daw gis benn yoon di fa daw sooy gersu tem nga mbëkk potu làmp doo dem man nag xam naa li ma yàlla may te xam naa ne may ko ñu bari dama koy sante yàlla te xam ne du ngóora mais dama koy sante mais yàlla def na ne man maay maestro bi Sénégal. man boo gisee ma dugg ci way sama benn xarit bu ñuy wax Stéphane Kabou moo dëkkoon Kaolack di ñëw vacances chaque année bu vacances jotee day ñëw Diourbel te bu ñëwee man maa fa tolloo woon ak moom nekk fa gaayinam ñu boole ma ak moom ñu ànd mu nekk xaritoo bu dëggu moom nag da daan ñëw ak ay feemam chaque jour mu ñëw première année bu mu ñëwee fecc la daan wax ñuy fecc ne dañuy toppandoo waa Pirate de Jëppal yaa ngi dégg di fecc mbalax individuel naan dañuy kii di fecc foofu di nuróole fecc beneen année bi mu ñëw mu ne dañuy rap ma ne ko rap lan mu ne ma nañu rap ñu commencé rap mu andi texte am jamono yooyu moom ma doon andi texte maa ngi fàttaliku sax texte bi ma joxoon texte DJ Awadi la woon DJ moo fi dikk di bàkka te bul ko laajte lii dalal la lii de nàkk la loolu man ba ma koy way sax xaw ma ne woon sax Awadi moo ko way pour man dama jàppoon ne Stéphane moo ko moom mais bi ma màggee tuuti laa xam ne kon bi son Awadi la mais xam nga rek xale bu ak la mu bëgg mais ci kaw loolu nag may rap di rap affaire bi dugg ma benn jour ma dem benn semaine de l'école de base ma way fa rek gars yi ne ma waaw kon yow neex nga baat de naka ne ma ne leen kon sama baat bi neex na noonu ñu ne ma voilà moom man na continuer di rap di way mais naa xam ne benn gannaaw mënta war ñaari mbaam ma ne naa comme am naa doom fii naa concentré wu ci lii mais coono bi may dund yëpp ci musique Stéphane moo ma ko teg de ndax moo ma dugal ci musique moo ngi noonu. man moom wàllu mbëggeel moom mën naa ne expérience bi ma ci am moom est-ce que nit am na ko ci parce que gis dund naa ci lu ne faju naa ci piqûre naa ci vacciné wu naa ci mais juste que boo demee ba comme ça ñu lay daan di la daan wala ngay daan bu yàggee di nga doon consultant làmb léegi nag looloo tax man ma détecté boo gisee benn jigéen ba nga xam ne yombul pour nga gis ko boo ko gisee rek da nga naan waaw kii loo ci mën jàppal boo jàpp ñaari loxo kotomo ak sa ñaari tànk te man boo gisee ma tànn sama soxna bii ma nekkal ma koy saluer de passage muy Sisa Wande Tukulër dama dund lu bari si amour dama dund déception yu bari et elle a accepté là où beaucoup de personnes ont refusé waaw parce que jigéen ñi moom Sénégal ñu bari dañuy séeneen wala ñu xeeb la man nag boo ma xeebee ma xeeb la mais bu ma gisee xale bu jigéen ba nga xam ne xeebu ma malgré lu ma am ak lu ma amul kooku dama ci jàpp loolu moo am solo te yàlla li mu digle mooy ñu fas ay soxna day tax ñu yu bari dañ koy moytu ndax ñun surtout milieu bi ñu ne yaa ma gën a xam damay génn fii xale yi dañ lay topp mënoo ci dara mais soo amee ku la comprendre ci milieu bi nga ne am ku la comprendre ci li nga am ak li nga amul am ku la comprendre boo ci yooyu yëpp waaw lu ma takk xale bi rek moo tax ma takk xale boobu. fipp naa boo ko déggee comme li ma doon wax sànq rek ci amour lu ma dund la man nag ma musique reflète ma vie la plupart te la vie de beaucoup de personnes parce que li may dund ñu bari ñu ngi koy dund moo tax à chaque fois su ma génnee son nit ñi dañ naan yow man nga wayal même ci démb ci commentaire yi maa ngi gis am na ku mu ne yow de dafa mel ni man ngay waxal te loolu moo nekkoon objectif bi léegi nag fippu naa bi ma ko génnee son bi ci album bi la ne album Jili Gën bi ma génnee néegu rap Jili Gën boo ko déggee ji semer de bonne graine quoi semer quelque chose de bon léegi nag boo dindee L bi da ngay dégg jigéen ma ci rendre hommage la femme africaine di ci rendre hommage sama yaay di ci rendre hommage sama soxna donc looloo andi Jili Gën léegi Jili Gën boobu nag ñi képp kuy jigéen laa ko defal mais boo déggee ci biir Jili Gën di nga gis ay thèmes yi nga xam ne day wax ci internet bi gars yi ni ñuy toroxalee jigéen ñi day wax ci góor ñi ni ñu war a yoree jigéen ñi day wax sëy day wax ay affaires yu bari yi nga xam ne ci vie sociale bi lay wax donc dafa baax déglu ko bu ma sañoon sénégalais yëpp dem wuti album Jili Gën bi parce que ku koy déglu yu bari di nga ko moytu parce que benn album la ba nga xam ne day éveiller di sensibiliser conscientiser mais nag
fippu naa dafa nekk benn hit ba nga xam ne ci dañ ko gaa ku ko dégg rek danaan waaw maestro musicalement mosuñu la gis nga way ci zouk love ba pare nga way ci wolof daan nañ dégg ay Philippe Montero ak ñenn ñi mais dañ ciy way wolof bi du bari te doo sentir sa bopp mais man dama jël ma voix sénégalaise ma peser ci naturellement simple gars yi aimé ko Yacine Diop daf ko déglu rek ne son bi moom sama son la looloo andi parce que Edmo moo ñu link mais mu ci ay mbalak nii mais mu ne ko Edmo ne ko xaaral ma tegal la ay son mu teg mu dégg mu ne waaw bii moom son bii moom sama son la ma ne ko bii yow laa ciy jël clip biñ koy wax noonu mu ne ma bu la neexee boo ma xaaree boo ñëwee ma ne ko tànk ñëwoo du ma def clip bi ba yàlla def mu ñëw mu nekk benn jigéen tamit ba nga xam ne ku baax la nekk une dame de valeur chaque jour dama koy bokk mën nga gis Yacine Diop nii muy fecc fu ne mais man li ma jàng ci moom mooy dame de valeur ma koy saluer de passage di ko ñaanal ci li mu nekk yàlla may ko ci ay ndam yu bari clip bi nag génn na def na record bu mësul def ci sama son yi en moins de 24 heures presque mi ngi dugg presque 20 000 vues donc pour man benn passage la bu ma def benn obstacle bu wuteeg yeneen maanaam la ma romb moo gën a sori que li ma jege donc liy def rek mooy ñu gën a liggéey pour nekk ca kaw te bu ñu nekkee ca kaw duñu wàcc waat parce que xam nañ li ñun am xam nañ talent bi ñu am. waaw man maa ngi ci promo album bi ba léegi parce que boo gisee ma génnee ji li gën ci album bi la bokk donc dama continuité la mais parallèlement maa ngi joob ak benn label bu nekk Guadeloupe France benn album international bu nga xam ne man ak ñoom ñoo ko nekk di def parallèlement lu bokkut ak samay projet personnel parce que tamit génne naa yeneen single yi nga xam ne maa ngi ko denc am na ay surprise yu bari temps yi moom damay neef ay son waaw damay jékki-jékki rek génnee son album bi instant yi dama yàqamtiwaat mu toogaat tuuti ba ma génnee son yi ma denc léegi nag album beneen bi tamit bu ñëwee bokkut ak dara ci li ma bind fii day tax nga gën a am code de popularité voilà may nuyu tamit waa musique di nuyu Omar ak Didi Meyti ñoom ñu ngi son de la France donc je les salue de passage voilà ci projet yooyu laa nekk. sama dernier mot, la famille ou la mort, je vaincrai, Inch'Allah.